asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yaay safoo bernde ak chez Bilo tey nag ñu ngi ñëw àndaat ak yéen si beneen émission bi nga xamante ni tey jii li ñu leen di indil mooy firiir defoon nañ fi firiir fan yële passé mais bii beneen version la encore bu gën a simple laay wax sax que bi ñu defaroon donc lii nag moo siy dem. dinañ soxla crevette donc dañ koy boole sauce soble bu ànd ak crevette donc dinañ soxla crevette dinañ soxla aussi poivron boo si am rek man ñett yi laa yore dinañ soxla jën tey jëluma jënu ñu lumm dama jël filet de poisson donc ñaari jën laa jël yu bokkul benn bi tilapia la benn bi swai fish la swai dafa xaw a mel ni comme genre kong jënu kong bu tooy daal bala ñu koy lakk di ko def comme genre boobu la ñoo bokk même kii nu ñu mel daal donc dinañ soxla aussi soble dinañ soxla poobar laaj ak xorom citron vinaigre ak huile donc ñu amee suñu épices yi fii mu nekk curcumin ñu daal di am fii aussi Cajun seasoning mu nekk mixu ay kaaneek ay ail en poudre oignon en poudre ak yu mel ni ki noonu ñu am fii basilic am fii thym am fii laaj bi nga xam ne dañ ko boole ak poobar dëbb ko oignon en poudre ail en poudre ñu yor fi aussi suñu kaani jalapeno ak kaani bu kii tamit habanero muy kaani bu xonk bi dinañ ko def tuuti pour mu jox affaire bi goût donc loolu lañ siy def daal di koy boole ak salade xam ngeen ma rek comme d'habitude boole ko ak salade ak tey nag dañ si def frite ndax xale yi mën ci nekk ñoom tamit ndax ndogu yeeg affaire yooyu donc loolu rek la ñuy def du ñu def rek lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw mariner du ma ko tuddee sax mariner suñu jën parce que marinade bi lu simple lay doon xorom poobar kese ñu daal di koy saaf donc loolu rek lañ koy defee léegi nag ñaari façon jën yi ma leen waxoon sànq moo nekk nii tilapia bi moo nekk nii pour ki nga xam ne bëgg na tilapia mooy waas donc ki nga xam ni moom bëgg na lekk waas mun na jël bi ki nga xam ni bëggul waas par exemple dafa bëgg beneen façon jël mun na utiliser jën bu ko neex wala même jënu lumm carrément donc bii mooy swai bi mooy jënu kii bi kong bi nga xamante ni bi nga xam ne day mel ni jënu kong daal moo nekk nii donc filet yi laa yore nii soo amul filet jëlal jënu lumb bi léegi tey mun naa ko saafee nii directement mais xam ngeen ma il faut ma def si camlangal tuuti rek comme ça pour affaire mu nga xam ni dafay gën a attirant nit ñi bu ñu ko gisee dinañu am tendance lekk ko gis nga dama ko tranché nii gis ma bàyyi espace gis nga bàyyi def ko ñëw fii comme fii dafa xaw a sew tuuti ma dimbali ko gis nga nu mu def nii noonu lay mel donc jën bi nii lay ñëwee quoi day am moom benn ci diggante bi toujours benn xar-xar bu fa nekk mais anyway donc nii lay def yow boo ko saafee après lii mooy gi feeñ daal léegi bii nag swai bi beneen façon laa koy def pour nga xamante ni su fekkoon dama ko mélanger te nit ki xamul par exemple ban mooy ban selon ni ma ko tranché moom mun na am dina xam kon par exemple bu ma nee bii nga xam ne moo def nii ak nii ak nii dina xam ne bii mooy bi nga xam ne mun naa ko laal donc damay jël nii dem benn sens bi comme bële mais damay fexe ba duma dem jusqu'au bout bu dul loolu rek jën bi day dagg ci digg bi donc naa kii nga xamante ni ci kaw nii rek laay def gis nga ma def nii léegi su ma paree ma jël parce que lii mus naa ko def ak dënnu ginaar damay jël jën bi inversé ko nii léegi tranché waat xam nga bii sens laa doon demee nii léegi damay dem sens opposé bi nga xam ni daf may defal ay carreaux quoi wala comme nga ne ay losange voilà gis ngeen defar nañu jën yi ba pare léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël jën bi ci suuf dama ci def tuuti diw nii rek comme ça du coller ci papier bi mais aussi dañuy def tuuti tamit ci kaw nii bu ñu paree daal di ko ci daal di def beurre ci kawam tuuti rek
nga xam ne pour jox ko plus de goût dama décidé dugal ko ci four bi au lieu de saaf ko ki nga xam ne amoo four mun nga ko saaf jarul ngay def diw bu bari tuuti diw rek ngay def nga saaf ko mais saaf bi nag day gaaw parce que filet de poisson dafa gaaw a ñor contrairement ak jën bu ne ñum par exemple su fekkee ni jënu lëmm mu ngi jël 5 à 7 minutes pour togg filet bi jàppal ni côté bu nekk par exemple benn côté bi boo ko defee pour 1 minute 50 wala 1 minute et demie loolu beneen côté bi boo koy saaf boobu moins d'1 minute nga koy def mu pare parce que dafa kii daal dëll yooyu noonu donc loolu la ñuy def daal di koy dugal ci four bi bu ko defee ñu daal di commencer jublu ci suñu sauce incha allah nga xam ne bu sauce bi pare ñu mën a commencer entamer defar mayonnaise ak yooyu bismillah. gis nga tuuti rek laay def damay mimique rek kii pour mu jox ma mel ni comme dama ko saaf voilà gis ngeen li ma doon wax mooy suñu four ñu ngi ko préchauffé fi mu nekk nii à 425 degrés Fahrenheit moom mooy environ 220 wala 225 degrés Celsius donc loolu lañ koy def defuñu ko température bu xaw a kii parce que bu xaw a low noonu dañ ko def mu xaw a high tuuti parce que dañu bëgg température bu kawe daal parce que dañu bëgg affaire yi gaaw a pare bu ko defee te bëgguñu tamit mu yàgg ci four bi ba mujj wow parce que boo deful ndànk rek mu wow sa loxo donc gis nga beurre baa ngi nii may teg donc benn côté rek laay def ku bëggul beurre mun nga ko bañ a def bu la neexee nga def tout juste diw bi muy huile d'olive wala huile boo munti am wala nga def huile de coco aussi dama koy def boobu aussi neex na ci trop donc lii la ñuy def nii fi mu ne nii daal di koy enfourrer léegi nag bàyyi ko mu daal di togg nga xam ne le temps ñuy defar sauce beek yooyu ñoom ñaar ñooy parendoo en même temps booy xool. gis ngeen suñu poêle mu ngi nii tuuti diw rek la ñuy def. booy xool à peu près benn cuillère et demi bu diw laa def donc sauce express bi rek la ñuy defar bismillah. donc dañ koy sauté nii daal di koy laxal tuuti ba ci kanam ñu daal di bu demee ba commencé lax léegi ñu daal di def ci poivron yi nga xam ne moom la ñu daggate woon voilà poivron yaa ngi nii nga xam ni moom la ñu daggoon dañ ko ciy def kaani bi aussi gis nga dama jël dagg ko ay rondelles nii parce que dafa xaw a ndiroo ak poivron bi moo tax ma def ko nii nga xam ne su ma paree mun naa ko seppi teg fële. donc gis nga ñu ngi comme ni ma leen ko waxee sànq rek ñu ngi def suñu épices yi dinañ def mi ngi nii oignon en poudre ail en poudre ak tuuti kii herbe donc ku nekk herbe bu la neex basilic laa def tuuti ak tuuti thym donc léegi def nañu aussi gis ngeen li ma fàtte woon mentionné dañuy def moutarde tamit ñu ngi nii di def suñu crevettes yi avant ñuy def moutarde yi gis nga léegi nag def nañ moutarde tuuti rek ngay def tuuti lañ ci soxla ak ñu dagg poivron yi nii oignon vert tuuti rek laa jël sànni ko ci fin bi nii pour mu jox ko plus de goût. voilà dañuy ñëw defar fii nii tey jii nag benn mayonnaise bu gaaw a gaaw ñu bari dañ ma doon demander pour à ce que ma defar ko donc li may def mooy damay daal di jël bu la neexee nga def ñaar wala ñett d'habitude damay jël benn nen kese ma defaree ko mayonnaise mais comme tey jii gaal gi laa génnee ndax mu gaaw parce que dama yàkkamti donc il faut ma def ñaar wala ñetti nen donc du ma jël nen bi yëpp jaune d'œuf bi rek laay jël bismillah. gis nga dama koy toj jéem ko séparer blanc bi bu ko kenn sànni parce que mun nga ko def omelette wala leneen lu la neex gis nga ma def nii voilà
gis ngeen léegi dañ koy daal di ñëw moom def si tuuti moutarde léegi daal di jël suñu diw nag pour commencer ko kii bati affaire yi machine bi di ko bati ku amul robot bi mun nga jël hand mixer mooy bi nga xam ne da nga koy yore si sa loxo noonu bu ndaw bi di ko yëngal même chose la encore mais dama xamul sa mbos fu mu nekk rek moo tax léegi su fekkee yore si machine yi benn mun nga jël sa benn assiette wala bool jël sa fouet di ko bati après di def diw bi graduellement di ko def tuuti par tuuti di bati tuuti par tuuti bati ba nga xamante ni dang na ba consistance bi nga bëgg par exemple ñetti nen yi tey jii ñun suñu neexoon ak ñetti nen yi mun nañ ci defar mayonnaise bool bi yépp ba mu fees dell gis nga fejet nañu suñu soble fejet nañu aussi suñu oignon vert gis nga am nañu fii vinaigre am nañu fii citron donc am nañu foofu tamit moutarde sel poivre ak dinañ ci def tamit tuuti laaj bu kii bi bu tooy bi buñ dëbb ba pare dinañ ko ci def tamit après ñu commencé ci nag di def diw bi di ko ci dolli tuuti voilà gis ngeen diw bi mu ngi nii donc man huile d'olive laa jël mais pas bu fort bi pas extra virgin mais extra light huile d'olive parce que boobu du am tendance di weex parce que boo jëlee extra virgin dootoo lekk mayonnaise bi li xale yi di wax dootoo ko defati moo ci nekk dafay weex xatt moom ak huile d'avocat dafay am tendance di xaw a weex tuuti man su may def huile d'avocat dama koy panaché ak extra light bi donc su fekkee ni dama jël let's say verre bu doy nii huile d'avocat damay jël lu like 4 wala 5 verre bi pour huile d'olive bi nga xam ne dafa light bu ko defee mu balancer weexaay bi daal bu dul lool rek day weex donc ñu daal di commencer bismillah gis nga ma daal di ñëw rek def ci moutarde bi directement jarul muy bari gis nga lii moom machine bay def liggéey bi yépp donc fi mu nekk nii damay ñëw rek commencer dolli diw bi dama koy yokk tuuti après commencer dolli diw bi nga xam ne léegi bu ñu ñëwaatee ak yéen di ngeen gis progression yi muy def yi ngeen mun a am une idée nu muy mel. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii mayonnaise bi pare na comme ni ñu leen ko waxoon sànq dama râpé carotte ma def si léegi li ma koy booleel dafa am crevette moo tax mais sinon dama doon jël crevette bu wow bi ku mu neex nga jël crevette bu tooy bi crevette bu wow bi ma tàngal ko si ma dugal ko si ndox bu tàng ba mu nooy après ma mélanger ko fii donc nga xamante ne mu jox ma beneen façon crevette léegi damay daal di jël rek mélanger. léegi bu mélangé woo nii ba pare ñu daal di jël def ci suñu récipient ku nekk rek defal fu la neex. voilà gis ngeen léegi suñu mayonnaise a ngi nii mi ngi nii lañ koy def rek après yóbbu ko wala nga denc ko ci def ko ci benn récipient wala li ñuy wax mason jar mooy lu am kubéer daal loo xamante ne mën nga ko def nga bàyyi ko ci sa frigidaire mun na durer 2 semaines wala lu ko ëpp ci boppam donc mu ngi nii. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne yaay safoo bernde wala chez Bilo seen kii mu ngi woon nii tey nag seen ndogu mu ngi woon nii ñu indi leen doon beneen version riir boo xamante ni dañ ko def ak jën yoo xam ne poisson filet la ñu amoon ñaari façon yoo xamante ni benn bi tilapia la muy waas beneen bi nekk swai fish mu nekk comme genre jënu kong ñu boole woon ko nag ak sauce crevette boo xamante ni dafa nekk soble ak ay poivron yu ñu boole donc def ko sauce donc accompagner ko ak frites pomme de terre frites ak aussi kii salade tamit ñu defaroon aussi suñu mayonnaise wan nañ leen ko tamit mayonnaise bi tamit nga xamante ni dañ ci def carotte râpée daal di dagg ay poivron oignon vert ak soble ak tuuti kaani def ko ci donc moom moo nekk noonu ñu am fi desitu sauce bi nga xamante ni ak frites yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk nga xam ne ku ko bëgg rek dañ la koy defal sa kanam tey nag émission bi moom dañ koy jagleel soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci YouTube bi kenn ñu koy wax soxna Abi Cissé bi dëkk Bordeaux donc tey may nañ la émission bi yàqal nañ la lii di la ko may ci xol bu sedd guy di ko jox aussi soxna Yvonne Aïcha bi nekk ci
Dallas di ko jox aussi Mami Chela 221 di ko jox Yankees Diarra aka Soxna Woli di ko jox aussi Oumi Silva li duwaa Oumi Silva di ko jox tamit Maguette Lo di ko jox aussi Caroline Ndoye ak Mami Gomis kon nag tey jii yéen la ñu yàkkal yëf yi mu yéen la ñu jagleel émission bi di leen remercier si ànd bi ngeen di ànd ak ñun chaque fois gis nañ seen commentaires yi ak seen jàppale yi ngeen ñuy def yépp ñu ngi koy jot alhamdulilah di leen ñaanal rek suñu borom fay leen ci fay yi gën a kawe ci fay yi donc di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di inscrire aussi di abonné wu ci suñu chaîne bi mais aussi di like vidéo yi di ko aimer daal donc loolu daal la ñu amoon tey li ñu leen di wax di leen jox dig daje ba beneen yoon pour yeneen recette encore di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah